asalaamaaleykum mbokk yi safo seetaan Guédiawaye TV foofee ca Wakhinane Nimzatt collectif bi ñuy wax des habitants de Wakhinane amal nag forum bu am solo forum ba nag lay cëslaay la mooy waxtaanee naka lañ mën a bénéficier wu ci lii di ay financement waxtaane tamit ci wàllu xam-xam naka la nit ki mën a yaxanalee xelam ba mën a doxal xelam mën a taxawal ay entreprise indi fa nag ay partenaires yoo xam ni seen xam-xam daa jëm ci wàllu formation dajale nañ nag jeune quartier ba ak jigéen ña duñ def lu dul ñu teewlu seen i kàddu ci micro article mañ fa teewaloon. dañ def 1 minute de silence pour nos parents disparus. ñaanal suñu way dawlu yi suñu papa yi suñu yaay yi nga xam ne ñoom ñoo sancoon Wakhinane te tey ndeysaan dellu seen borom. donc mbiru xale yi ak jigéen ñi nag Alaaji Malick. Bonjour à tous et toutes. Les sages de Wakhinane, le collectif de Wakhinane ont compris cela. Ils ont décidé de laisser la place aux jeunes. Mais jeunes de Wakhinane, globalement, ou mieux de Guédiawaye, ou mieux plus de la banlieue. Nous voulons changer notre zone de vie. ci wuyu si bi Abdourahmane Touré wax na dëgg yëf yi ñoo xool ñun suñu génération bi ñu maaseel ñi ñu mag ak ñi nga xamante ñoom ñoo topp ci ñun ñu ne Wakhinane xale yaa ngi fi jàng nañu am nañu seen lijaasa am nañu seen mën-mën am nañu seen xam-xam léegi yëf yi dañ leen ko jox ñoom parce que jamono moo toll foofu juróom fukki at déwén incha allah rabbi bi ñu jógee Dakar daj suñu baraagu bàyyi sampaat ko fii Guédiawaye fii di ngat-ngati ba tey xale yi juddu fii kon war nañ leen jox ñoom it ñu bay seen wàll ci waar wi ndax seen jamono moom moo ko laaj. waaw bi ma joxee loolu tamit comme ni ko Abdourahmane Touré waxee léegi ma daal di ceeg ànd ak ñi ma ci war a àndal sama nawle yu baax yi ñoom Badou Fall ñoom Ablaye Sène ñoom Grand Thiaw fa tabarakalla ñoom ñëpp ak Assane Diop ñu nekk ci di réunion guddi ak bëccëg ba xel ak xalaat daal di indi lii yaakaar ne lii ndorte la daal ñu ngi doog a commencé te am naa yaakaar ne suñu génnee ci lii fekk déwén incha allah rabbi Wakhinane dina suqaliku. donc dañuy jox la parole au président du comité scientifique mi nga xam ne mu campé débat bi pour ñu mën a dugg ci liggéey bi monsieur Omar Niass. À vous la parole. Merci Abdourahmane. Donc damay recadrer rek parce que li mooy procédure normale bi di remercier suma xarit yi Abdourahmane ak docteur Malick Ndiaye di nuyu directeur au centre bi déjà ki nga xam moo ñu accueillir fii ndax moom mu wutu fii def naa fi 11 ans dem mu nekk fii di sama xarit macha allah di nuyu imam bi fi teew di nuyu délégué de quartier yi di ko teg ci loxo délégué seen mi yor zone bi di nuyu monsieur le maire ñi mu yónnee dafa contexte yi moo tax ñu nañu avancé parce que mi ngi taw te comme maîtriser wuñu aspect yi il faut ñu dem ci l'essentiel di nuyu le président du collectif di wax ni rek naa ñëw ci partenaires yi li ñu fi daje tey mooy fexe ba xale yi am formation am liggéey ak jigéen ñi loolu mooy sababu forum bi xale yi ñoo amoon xalaat bi waa Wakhinane def réunion egge ma ko ma dugal ci sama loxo kese mais ñoom lépp ñoom la man dama leen accompagner kese dañu ñëw réunion président Ali Diallo ni Omar comité scientifique bi yow lañ ko dénk sañu bañ sañu ma bañ sañ naa nangu donc comme moom mooy suñu mag bi ma sasee man nag xale yi nag macha allah gis naa ci esprit boo xamante ni vraiment am naa yaakaar ci ñoom pour dire que doyen damay dalal seen xel xale yi la relève est assurée yow xëy na sa xel dalul woon fu ñu dem nga ànd ak ñun mais tey mën ngaa toog xam ni la relève est assurée ñi ma gis nii mën nañ ko yóbbu ils peuvent amener le bateau à bon port donc sant yàlla tey li ñu bëgg a def rek mooy damay camper rek wax ni am na fi ay partenaires yu toog ca c'est des techniciens ils n'ont pas le temps il s'agit fi ñu toog sax dañuy yàkkamti gis nga docteur Ba mi ngi doog a ñëw parce que ci leen la nekkoon Diaw est là Amadou Lamine Diaw CFPMI monsieur Sila est là IMSEC waa ONG Pacte est là lycée polytechnique muy nii de Guédiawaye bari na mais Absa Fall war na wax ci mutuelle de santé li ñu war wax ci bis bi dafa am solo
parce que loolu mooy liggéey bi du salaamaaleykum du waxtaan bi nii c'est bien mais il faut ñu aller vers l'essentiel surtout que dafa nawetal lii tey xéewal la y a de l'espoir. am nañ yaakaar ci li ñuy def li ñu bëgg a wax mooy dañuy bàyyi partenaires yi wax Lamine Diaw mi man maa ko jëlee Dakar indi ko fii ci Guédiawaye la dëkk de ubbi centre bi nekk fii amoo 6 ak le maire Aliou Sall moo fa développé 15 modules 15 métiers lay formé xale yi dem naa fekk ko Dakar gis bagage yi mu yor macha allah jàmbaar la te ku nangoo liggéey la ku bëgg liggéey la bi ma ko indee mu waxtaan ak maire ñu d'accord signé convention ma ngay nettoyer centre ba ma ngay xëcc courant ndox pour démarrer formation bi li ngeen gis séchoir la en bleu pour ñi def transformation da koy defal leen ko fay leen ko jaay façon machine bu ne daf koy liggéey moom mi moo koy liggéey avec son équipe dama bëgg suñu ko joxee kàddu gi mu wax moom la moo koy liggéey waay ñu fexe nan lay liggéey ak collectif il faut former des jeunes dans 15 métiers noonu ni mu ñëwee loolu la keneen ñëwee nañu ndëglu nit ñi rek ku dee wax ñu def débat bu ñu defee débat tënk dara dérouler suñu plan d'action donc loolu kese laa bëgg rek ñu def ko bu ñu ma ko mën a may merci beaucoup. ñoo ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di rafetlu bu baax a baax jataay bi nii mu demee di si jiital imam yi délégué de quartier yi l'ensemble des autorités yi nga xam ne ñoo fi teew rawatina ñoo partenaires yi nga xam ne ñoo fi teew war a am loo xam ne dañu koy indil di remercier aussi l'ensemble des jeunes yu nekk biir Wakhinane ak l'ensemble des femmes yi nga xam ne ñoo ngi nekk biir Wakhinane di wax rek sama wax di ko axé ci ñaari point bi ci jiitu mooy lu tax jeunesse bi taxaw temm woote li nga xam ne mooy forum de l'emploi et de l'employabilité ak jeunesse bi yan attente lañuy xaar ci ñi nga xam ne ñooy suñu partenaire technique ak financier yi nga xam ne ñenn ñi ay ONG lañ ñenn ñi état moo leen fi teg ngir ñu suqali wala jàppale ñi nga xam ne ñooy jeunesse bi ñun nag ay doomu Wakhinane lañu dañoo toog càmbar li nga xam ne mooy bëgg-bëggu askan bi rawatina muy bëgg-bëggu seen bi tàmbalee ko ci ñàkk am xëy tàmbalee ci ko jàng ba pare am ay diplôme amoo foo dugg tàmbalee ko fi nga xam ne mooy suñu waajur yi ak suñu rakk yi ak suñu mag yi di yëngu ci wàllu développement ñu ne kat foog ñu def forum boo xam ne dañuy inviter l'ensemble des partenaires ñoom ñu exposer wax ñu domaine bu nekk lan lañ ñu mënal bi ci jiitu mooy côté éducation ci lañ gën a basé wu ñun waa jeunesse Wakhinane mooy fexe par exemple rek partenaires yu mel ni 3FTP partenaires yu mel ni yeneen ñi fi ne ñoo xam ne dañuy yëngu ci wàllu formation ñu woo leen waxtaan ak ñoom ñu wax ñu lan lañ ñu mën a defal pour jeunesse bi éducation bi mën a ñoŋ mën a jëm kanam yeneen partenaires yi muy ay partenaires financiers ñu jeunesse bi ñu jàpp ne sunu yaaykat jàppale nañu ci lu bëree bëri jot na sëkk ñu wuti ay partenaires financiers lu leen di jàppale ci li ñuy def mooy transformation fruits et légumes ak céréales ak lépp loo xam ne jigéen ñi dañ ci yëngu pour sunu partenaires yi jàppale leen moo tax ñun jeunesse Wakhinane ñu booloo doon benn pour jëmmal loolu ñu ngi woo nag partenaires yi surtout domaine de éducation ak formation professionnelle que actuellement ñun jeunesse Wakhinane ñoo ngi confectionner benn base de données uniquement pour rassembler wala répertorier l'ensemble des corps yi fi nekk di jëm ci wàllu bépp xeetu liggéey pour nga xam ne partenaires yi ne leen ko mën a présenter ñu mën leen jàppale day mel ni samay kàddu foofu laa koy daanale. asalaamaaleykum mbooloo mi kenn ku nekk maa ngi koy nuyu ci turam ak santam di kontaan bu baax ci forum bi. léegi man nag centre bi ma yore CFP mi la tudd centre de formation et de perfectionnement au métier de l'industrie Oumar Niass moo dox installation fii ci Guédiawaye centre bi mu ngi nekk ci Clean Oil bi entre Clean Oil bi ak UVS ci diggante boobu la centre bi nekk
donc mooy BC bi ñu fa tabaxoon moom lañ bëgg a réhabiliter pour former jeunes yi ci ay métiers. man mi ko ubbi nag je suis un expert industriel Limamoulaye bii lañ ma formé technique laa jàng Guédiawaye gi laa dëkk amoo 4 mais centre bi maa ngi ko installé woon cité Kër Damel Omar Niass gis ma ni kii moom il faut nga indi ko Guédiawaye man ko man de Guédiawaye laa dëkk su ma fi amee bunt dinaa fi ñëw. professeur la N7 laa génne école normale supérieure d'enseignement technique et professionnel yàlla dogal aussi ma def passage plus de 15 ans dans l'industrie ma am lu ma constaté métier yu bëri dama ko fekk dans l'industrie alimentaire ak l'industrie du pétrole mais métier yooyu kenn enseigné wu ko ci école yi am na ci exemple yu bëri mais pour gàttal du ma ko lim isolation thermique par exemple duñ ko jàngale mais usine boo dem buy def chaudière buy def froid day am isolation ñu koy def tâcheron la métier yi ñuy def ci kër yi comme ay staffeur rek la même chose amul des formations formelles donc ci la tëgg formation centre bi pour nag former les jeunes dans les métiers yi ñu leen di former damay répondre directement monsieur Sané mi doon mi représenté jeunes yi moom dafa ne lan la ko partenaires yi indil CFP mi li mu mën a indil jeune u Guédiawaye yi mooy que ni jeune bu nekk na identifier métier bi nga xam ni moom ci la gis boppam moom la gën a sentir mën nañ leen former dans les métiers du froid métier du froid dafa yaatu métier du froid am na réparation des réfrigérateurs xam ngeen ni kër gu nekk am na frigo am na congélateur bu muy panne supermarché yi ñi ngi fi am nañ ay vitrines képp ki nga xam ne jàng métier boobu les métiers du froid comme réparateur réfrigérateur di nga mën a liggéey ci loolu yëpp waaw te mën nañ ko def ci benn certificat de spécialité boo xam ne nii 10 mois lay doon 6 à 10 mois di nga mën métier bi philosophie CFP mu aussi la règle des 70-30 la 70-30 mooy lan 70% de pratique 30% de théorie on prendra 30% du temps pour te donner les concepts yi nga xam ne moom ngay soxla maintenant affaire bi lu ñu koy wax jëf lay doon donc dañuy def pratique donc am nañ beneen particularité aussi mooy que ni outil didactique yi nga xam ni moom la centre bi utiliser maanaam li élèves yi jàngee di ci tàggat seen bopp ñun ñoo koy fabriquer suñu bopp affaire bi dafa ma bett mais am nañ ay bancs d'essai yu ñu defar yoo xam ne nii pour jàngale nu ñuy monter split la élève bu nekk dina am postam li tax nag ñu mën ko mooy que ni technique rek lañ jàng dañuy boole li menuisier métallique bi man li menuisier bois bi man ak xam-xam bi ñu am fabriqué ci banc technique machine bii ngeen di gis nii benn séchoir la déshydrateur la boo xam ne nii boo defee araw bu mel nii soo ko si dugalee pendant 3 heures de temps wala 4 heures de temps mën na wowal 7 à 10 kilos te clé yi doo ko laal parce que système bi dañ ko def ba nga xam ne ni clé yëpp ñooy tolloo tàngaay am na aussi dispositif boo xam ne nii mën nañ ko régler ba nga xam ne nii boo ci defee boo bëggee sécher mango da ngay régler température am boo bëggee sécher araw da ngay régler température am loolu aussi dinañ ci tàggat jeunes yi ci artisans yi pour ñu mën a fabriquer machines yu mel nii waaw loolu métier froid bi frigo laa waxoon mais ñëpp xam nañ ni split ci bureau rek lañ ko daan gis mais ku dox ci kër yi gi ngeen ni koñ bu nekk kër gu nekk mi ngi am split am na sax benn borom xam-xam boo xoon ni am na benn jamono kuy takk soxna dañ lay laaj magnétophone mais dinañ egg ci kanam tuuti ku takk soxna boo ko monteelu split du sëy si donc split dina yaatu donc montage split ak entretien split aussi dañ ciy former jeunes yi jeune bu bëgg a nekk monteur installateur split boo ñëwee CFP mi mën nañ la ci former beneen métier du froid mooy chambre froide usine de pêche yi ak lépp li conservation fruits et légumes moom mooy domaine réfrigération dañ ci former jeunes yi beneen domaine ci métier du froid mooy climatisation automobile oto yu bëri dañu am problème clim automobile waaw donc xale boo xam ne ni bëgg nga def climatisation automobile am nañ module boo xam ne électricité automobile ak climatisation automobile la mën nañ la ci former donc xale yi métier du froid yi mi ngi noonu am na les métiers de l' électricité machine bi ngeen gis dafa am benn armoire électrique électricité industrielle la moteur machine bu ngeen mënti gis il faut moom armoire bi bu dee moulin da koy am bu dee broyeur da koy am bu dee boulangerie machine boulangerie da koy am xale bu tàggatu ci électricité industrielle aussi di nga ci mën a liggéey bu baax a baax a baax a baax am na électricité bâtiment boo gis dafay am
électricité bâtiment donc boobu aussi CFP mi dina ci former. am na aussi la surveillance parce que léegi actuellement xam nga ni les caméras sont de mode dans les maisons sonnerie lañ fa daan am mais léegi ay vidéophone nga fay def électriciens yi nga xam ne ñu ngi woon ci activités yi dañ leen yokkal métier jàngal leen ni ñu monter caméra jàngal ñu leen di monter les vidéophones donc mooy les bâtiments intelligents commencent à entrer donc loolu menuiserie bois aussi dinañ fa am module de formation ñi nga xam ne menuiserie bois moo leen intéressé ak menuiserie aluminium menuiserie métallique aussi am nañ ci formation parce que carcasse séchoir bi menuiserie métallique la donc yooyu sont les métiers de base moom la CFP mi di démarrer. nekk docteur ci ñu bari xam nañ ma am na yu ñu fi jot a jëf ak sunu association parce que ñoo bokk def yëpp mais mbooloo bi moo ko def tey loolu tax ñuy jóg mais li ñu tax a jóg tey mooy li ñuy jóg pour jàppale xale yi formation. li tax ma koy remercier nag dafa taayiwul benn yoon yëg na ci li may nekk mu jaral ko mu déplacé ñëw gis daaw ba ren di jàppale ay xale yoo xam ne peut-être ñu bari gisuñu ko xamu ko ci quartier bi ak ci géejawaay ba ñooñu tey jàng nañ ba am ay diplôme ci sunu école. donc ci turu famille laa koy wax pas ci turu école ñun mais ci turu famille vraiment ñu ngi koy remercier ci taxawaayam boobu peut-être ñu bari gisuñu ko mais dans le cadre de la formation vraiment mi ngi def effort yu bari. léegi nag ci li may daan leen di wax rek peut-être di fi indi ci ñu bari affaire faj lañ ma xamee docteur ak yooyu waaye yàlla dafa def aussi dañu avancé ci sunu métier ba dem di jàng ba jàng yeneen jàng moo nga xam ne lépp lu jëm ci jàngalal ak formation mais maanaam ci cadre santé. yàlla def nag bañ ci mayee loolu ñu liggéey ci bitim réew ak feneen ci la ñu décidé ñëw ne dañ ko war a defal suñu réew notamment fii fi ñu dëkk moo tax ñu ubbi école de formation en santé di jàngale wér-gu-yaram mais aussi di ci boole santé ñëpp la bu njëkk nit ñi dañ defee ne santé mooy docteur kese ak ki sol blouse waaye dem nañ léegi ba àdduna xam nañ ne léegi offre la ñuy wax ba kii togg kii joxe lépp ci santé la te loolu boo ko boolewul doo dem fi ñuy wax qualité des soins ci loolu la ñu yëngatu ba jàngat ba créer ay métiers yoo xam ne en plus de ñiy former santé dañuy former ñi nga xam ne dañuy ànd ak ñiy liggéey santé te ñooñu bu ñu àndul ak ñoom fu ñu bëgg a egg ci santé duñ fa dem yàlla dimbale nu def nañu ba ñu bind ko comme ñi waxee fii ñi nekk ci formation yi def ko ay métiers yoo xam ne bind nañ ko tàggat nañ ko ba état bi ak 3FPT reconnaître ko ba jox ci ay bourses looloo taxoon Pape doon ñëw di ko wax moom mii dox na ci tànk yu bari lijjanti na ci wax na ci jàpp na si ba yàlla loolu defal ñu ko à 90% fayal 700 xale yoo xam ne ren jox nañ ñu ko pour ñu former ko xale yi ba mu ko defee mun na ma nag wax dëgg yàlla bëggoon naa nga jàppale ci xale yi nekk fii ma ne ko du leen jàppale mais dañ leen koy séddee parce que léenu lu yéen a ko taxaw am nañ ci accord partenariat boo xam ne ci lu jëm ci juróomi at la pour former lu toll ci 2000 jeunes mais vraiment ci cadre boobu moom dañ ko ciy remercier ci taxawaay bi école bi nag li may wax du ñu nekk di def publicité ku fa ñëwal sa bopp wala nga am doom bu fay jàng na nga ko laaj lañ fay def dañoo école bi mi ngi cité comico bu yëmbal lañ ko defee parce que ñun jàngatu santé bi ni jàng mooy li ñuy wax pratique bu njëkk nit ñi dañ leen jàngal xale yi ci ay wax kese mais dañoo teg école boo xam ne lépp looy gis ci hôpital bala nga koo defi ci ca malade ba ci école bi nga koy defee su ko defee xale bi li ñuy wax employabilité bu génnee day mokkal métier mbala moo dem métier bi ci biir école bi la koy jàngee avant muy dem biir hôpital su ko defee loolu ñu permettre ñun xale yi ñu jotoon a formé du ñu publicité mais ñu ci bëri bu ñu génnee dañu leen di jël dans le privé parce que doo leen tàggataat ñuy soxla di dem stage ce qu'on appelle des transferts de compétences avec la méthode APC du ma ko wax ci affaire tubaab bu ñu doon def dañu ko exposé mais loolu moo ñu tax a jóg moo ñu tax a yitte parce que dañoo jàngi woon bitim réew ñu dem fi ñuy wax ko déggee Suisse ak yooyu dëkk la yoo xam ne tey li may wax àdduna bi lépp taxaw na ba mu des santé ñoom tey boo xoolee lépp arrêté nañ ko mu am ay jafe-jafe mais ci côté santé ñu ngi ci avancé amu ci problème dëkk bu mel ne Allemagne dem nañ fa gis fa ci bi xeexi amee ci àdduna ñu jël 1 million de personnes ci ay nit tàggat leen ci métier yooyu wutal leen liggéey tey dëkk yëpp am nañ crise da ngeen dégg emploi ba mu des pays yu mel pays scandinave yi. UBA mooy United Bank for Africa muy une banque africaine. pour vous dire que UBA dafa nekk banque boo xam ne dafa am na doole bëri na doole mais ñu bëri xamuñu ko woon mais nit ñi ngi koy commencé xam. parce que à travers suñu produits yi ñuy développé actuellement nii produits digitaux yi. bañ na ko ñëpp xam nañ ko sax léegi parce que carte poste cash yooyu ngeen doon dégg poste cash yi carte crédit mutuel yi carte Cofina ak Joni yi ngeen doon dégg yëpp sont des cartes yoo xam ne co-brandé mais UBA moom technologie bi moo ko moom
donc daf koy jox ay partenaires am ñu co-brandé ko defal leen ko seen ay couleurs ñoom ñu assurer le volet commercial ñun le volet technique derrière ñu ñoo koy gérer ak suñu kër. donc c'était pour vous dire tamit du point de vue banque des produits digitaux UBA est en avance parce que ba banque yi di ñëw di investir ci keneen ñun ci canal digitaux yi la ñu jël investir ci moo ñu permettre tey jii UBA fu waaye toll war nga mën a toog ubbi compte à UBA à distance à travers ton téléphone te soxlawul ngay ñëw ba UBA ngay mën nga ubbi sa bopp sa compte à partir de son téléphone. tant que tamit développé nañ ay produits avec ay partenaires avec Wave ak Orange Money qui permet aussi boo amee compte à UBA te mënoo déplacé wu dem ba UBA à partir de son compte Wave ou Orange Money di nga dugg ci benn donc di nga mën dugg ci benn plateforme ci plateforme bi tibbal sa compte xaalis dugal ko sa compte Wave wala nga dugal ko sa compte Orange Money def sa transaction sans pour autant nga déplacé wu. comme vice versa tamit boo bëggee dugal xaalis à travers UBA que ce soit muy samedi muy dimanche des jours yoo xam ne qui sont non ouvrés mën nga tibb am nañ produit yoo xam ne di nga mën a tibb tamit sa compte Orange Money pour mën dugal sa compte à UBA. te compte yoo xam ne sont des comptes yoo xam ne bon compte yu baax la amul ay frais amul benn frais de tenue de compte comme les comptes d'épargne ak yooyu en même temps tamit am nañu des cartes yooyu ma leen wax cartes yooyu ma leen mooy les cartes prépayées nga xam ne pour permettre des achats en ligne. cartes prépayées yi nag porte-monnaie électronique la parce que dëkk bi fu mu ni mu demee léegi daanaka réeral xaalis wala ñu tafal ak yooyu dafa yomb léegi te maintenant avec les cartes maintenant sàcc ak tafu yooyu dafay jeex ndax sa carte prépayée porte-monnaie électronique la da nga koy chargé xaalis boo defee xaalis tey jii boo ko tegee sa poche ñu jël ko tant que kooku xamul code bi mënu ko utiliser. te carte bi saa yu la réeree boo ñëwee à la banque dañ lay changer la carte bi delluwaat la si xaalis bi dindi ko te sont des cartes yoo xam ne qui sont très pratiques pour achat en ligne réservation de billets d'avion d'hôtel ak dans les grands supermarchés ay pour ne pas dire ay publicité di wax tudd yenn kii yi mais ay supermarchés yi foo dem mën nga fay sa carte te doo manipuler du cash. c'est pour vous dire que tamit àdduna foofu la jëm àdduna dafa jëm foo xam ne tamit tey jii manipuler xaalis dañ koy tere te amatul sax daanaka lépp ay carte la Sénégal rek moo desee daanaka di manipuler du cash te ñu ngi jëm ci côté bi foofu. encore tamit nous sommes une banque comme toutes les autres banques et nous sommes très ouverts une banque open boo xam ne tamit dafay ñëw pour accompagner donc képp koo xam ne am nga un projet bu fiable te am nga les garanties yi nga xam ne moom la ñuy laaj ñun nous sommes ouverts pour vous accompagner nous sommes très open côté bi foofu. donc plus d'information moom ku si bëgg dara mun nga ñëw am nañu table fële pour ngeen ñëw. 15 000 francs la ak 2 photos ak sa photocopie carte d'identité mais bu fekkee ndorte la boo amee 1000 francs sax mun nañ la jox nga ubbil sa doom boo dee 1000 francs ñu ubbil sa doom crédit nga koy compléter ba mu mat léegi nga koy dajaleel pour nga ni par exemple je vais épargner 1000 francs pour mon fils pendant temps ou bien 5000 francs pour mon fils pendant temps après bu fekkee léegi ñëw na ba pare bëgg a liggéey wala nga bëgg ko yóbbu mu jàng mu jàngi à l'étranger boo ñëwee PAMECAS jàppale la ci kii bi pour kii bi lebal la nga daal di nga mun a compléter. bon y a le crédit aussi aux salariés yooyu moom tam parce que nous avons beaucoup de salariés ñi nga xam ni ñoom ñooy li ñu koy waxee voilà ñi nga xam ni fa la ñu virer seen salaire virement salaire et pension yooyu ñoom dañ leen di lebal fu ñu toll ñu ngi leen di lebal fu ñu toll enseignants yi sama papa yi teew ñëpp maa ngi leen di nuyu su ma limee rek du ma matal di nuyu jigéen ñi di nuyu ñëpp di kontaan franchement kontaan nañu ci liggéey bi ni mu demee forum bi comme ni ñu ko waxee dafa ñëw ci heure am kon tey ndaw Wakhinane bu ñëwee def forum bu mel nii invité ay partenaires yoo xamante ne dina leen wan yoon bu ngeen jaar pour ngeen mën a bénéficier wu ci loolu mënuñu lu dul rafetlu ko. lii nag loo xamante ne nii zone yëpp ñoo ko war a roy ba def ko parce que dafay gën a yombal mairie bi li nga xamante ne nii moom moo koy def. mairie bi nag am nañ bureau boo xamante ne bureau emploi la depuis 2018 lañ ko créé defoon benn forum bu mag boo xamante ne ñu ngi ko defoon terrain diisoo depuis boobu bi mu jàllee ci la ñuy continuer di def suivi bi nga xamante ne nii ñu ngi koy liggéey ak partenaires yi nga xam ne état moo ngi ko teg mooy lu mel ni 3FPT ñu bëri dañuy dégg 3FPT te xamuñu lan mooy 3FPT 3FPT financement la waaye financement bi muy def moom mooy njàng
fonds de financement pour la formation professionnelle et technique tey xale bi bu waree fay 500000 ci formation ku ne xam na ne formation yi dafa cher surtout formation yi nga xamante ne ay longue durée la nga xamante ne ay 2 ans comme lu mel ne ay infirmier d'état ak ay transport logistique ak yooyu tey bëri na ndaw ñoo xamante ne seen waajur yi des fois duñ ko mën a fay moom moo tax 3FPT ñëw jóg pour accompagner ndaw ñu ci loolu pour que nga mën a am formation boobu 3FPT bu njëkk ba da nga doon bind sa demande rek dem ci école bi nga bëgg mu defal la facture pro forma nga ñëw andi ko mu jël ko en charge 90%. mais maintenant quoi que ak Covid beeg yooyu dafa am si plateforme la ñuy nekk moom mooy que ne ci internet bi ngay inscrire ci internet bi ngay inscrire boo inscrire ñu jël en charge sa formation. 1 million lay jël. ni ñu exposé nii su fekkonte ne dañoo adhéré ci coopérative ba mu démarré dootuñu exposé ci lépp luñ produit coopérative bi moo koy jënd jaay te soo ko jaayee 500 coopérative bi bu ko jaayee 5000 day ñëw fay la sa 500 ba pare joxaat la 2000 kon xam naa ne loolu moom moo gën ci yéen te ñu ngi ñaan yàlla may ci ndam bu baax a baax ñi nga xamante ne dañu am ay petites et moyennes entreprises dama leen di wax ñu dem signer convention ak direction de l'emploi mi ngi nekk ministère de la formation professionnelle foofu ñu mel ni maxaar yi nga xam ne dañu jël ay jeunes di leen fay te ñoom dañuy taxale rek ndaw ñooñu ngay jël da ngay dem nga signer convention état employeur la tudd si nit ñi ngay jël di leen fay état moom mooy jël 50% wu paiement boobu soo leen di fay 100000 état mooy fay 60 000 yow nga fay 40 000. maa ngi gën a wax maa ngi remercier bu baax a baax di gën a féddale suñu kóllëre ak yéen di leen wax ne mairie bi ubbi na ay buntam pour yéen lépp lu ngeen bëgg bu ngeen fa ñëwee ci lundi au vendredi ñu ngi fa di leen jaajëfal. ñu nuyoo bi nag ci jiital sunu yaay boo yi toog fii ndax dara la sotti te jigéen ñi àndu si donc yéen gàcce galama monsieur le maire ñii ce sont des femmes braves et très dynamiques ce sont les femmes entrepreneurs de Wakhinane ñii tooguñu guddi tooguñu bëccëg liggéey rek moo leen ñor di nuyu jigéen ñi nag di nga toog si loxo yaay ab safal nga xam ne moo boot jigéen Wakhinane yépp nekk une symbole pour la commune ñoo ngi nuyu les notables de Wakhinane di sunu papa yi ànd ak ñun lépp luñ mës a ànd te ñoom ñu sos dëkk bi maa ngi yor ay photo léegi ndax Wakhinane gii ñu nekk benn quartier la benn famille la loolu bëgg naa ñu xam ko Wakhinane benn quartier la Wakhinane benn famille la ndax sunu papa yi ñoo doon ànd démb tey door a ñëw ñu ngi fi ñëw en 1972 ñoo doon ànd depuis Dakar depuis Colobane pont Colobane ba photo yaa ngi nii nekk une histoire donc sunu papa yi ñi jiitu ñoo ngi ñaan sunu borom xaaral leen àjjana te ñii des fi nga xam ni góor gi Thiaw Pa Thiaw magal leen nekk sunu dignitaire ànd ak sunu papa yu baax yi di góor gi Ablaye Sène El Hadj Ablaye Sène ànd ak waa Wakhinane ñëpp ku lim juum vraiment ñu ngi ñaan sunu borom mu bàyyi leen fi te saxal leen fi bu baax a baax a baax. di leen xamal ni jigéen ñi toog ak ñi fi nekkul bu doon seen sagoo kenn ku nekk jël kàddu wax tey sa kontaante ci bis bii waaye jamono ji xat na ak xéewal gi nu yàlla indil muy taw bi ba tax na dañuy gàttal rek kàddu yi waaye maa ngi leen di jox nuyoo jigéen ñi Wakhinane yépp di jiital ci nuyoo bi nag maire Racine Talla ak ndaw yi mu fi yónni ñu toogal ko fi ñoo ngi nuyu délégué de quartier yi di nuyu imam yi ñoo ngi nuyu Ablaye Sène bi naa ci yàgg ñoo ngi nuyu góor ñi ak jigéen ñi di nuyu mag ñi ak ndaw ñi ñoo ngi nuyu femme de développement yi ndax Fat Diaw nga ne toog ak Ndate Diop ñoom ak délégation yi ñu àndal Fat Diaw maa ngi nuyu ñépp nag ndax su ma duggee ci lim bi rek man na maa gàkk Serigne Gueye ak équipe bi mu àndal ba mën a taxawal lu mel nii Serigne Gueye jàmbaar la xale yi Wakhinane lii ñu taxawal tey fierté la ci nun de nun mag ñi fierté bu mag la ci nun damay dugg ci waxtaan wi rek
waaye yooyu mënul ñàkk ndax nag nit bu defee lu baax nañ ko wax te yàlla tax nañuy seedeel nit ñi seeni taxawaay di seedeel nit ñi seen jukko ñoo ngi encouragé xale yi di leen may fit di leen dooleel di toog seen wet ñun jigéen ñi Wakhinane ñépp nag laa wax xale yi na seen xel dal bu baax ñun ñii di mag yor suñuy kurusit di leen ñaanal bu leen tiit dara ma xaali kan maa xaali ñi ngi lay gërëm di la ñaanal ana ma xaali ñi ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi ci fit bi ak fulla ji ñi ngi lay sant bu baax ma ni boo rëyul fit doo xam sa liggéeyu ndey amul jigéen amul góor ma dugg nag tuuti ci mutuelle de santé bi bu woon loolu sax du ma jël kàddu yow ndax liñ fi war a wax lépp kilifa yi wax nañ ko mutuelle de santé bi képp ku ci bokk état bi dafa wax ni bëgg na maa jàppale askan wi ci seen wàllu wér-gi-yaram waaye naka laa leen di jàppale mënumaa fekk kenn ku nekk këram nag bu feebaree ni ko am fajool lii waaye damay taxawal ay mutuelle képp ku bokk ci mutuelle bi boo feebaree mën a faju paj mu yomb te jege la ma am nag ma def ko ca mutuelle ya képp ku ca bokk mën a jël ci njëriñ loolu waaye ku ci bokk nag yaa ngi sànni sa loxo ndax li la état bi jox doo ci mën a jot faaw ngeen bokk ci mutuelle de santé yi commune bu nekk am na benn wala ñaari mutuelle de santé carnet bi 1000 francs la mooy wane ni bokk naa ci mutuelle bi nga natt 3500 carnet bi day jël nit fukki nit ak juróom-ñett ñooñu bàyyiwul kenn ku ci nekk 3500 lañ koy nattal at ba at saa boo tawatee wala kenn ku bokk ci carnet bi tawat mu dem ñu bindal ko lettre de garantie mu dem ca poste de santé ba ko gën a jege carnet bi dafa lay gunge ci poste de santé bi waaye day ànd ak yow ci centre de santé bi waaye carnet bi day ànd ak yow ba hôpital ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal gudd fan ko ànd ak wér Wakhinane ca kaw ca kanam ñu ngi leen di gërëm bu baax di kontaan ci yéen. Audio Jungle.